asalaamaaleykum mbokki Thiès asalaamaaleykum mbokki Sénégal ñoo ngi leen nuyu yéen ñëpp ku nekk turam ak santam yéen a ngi fii ci Thiès TV mi seen chaîne en ligne bu Thiès Info tey ñoo ngi fii nii au centre handicapé pour def ak yéen seen émission sport découverte ginnaaw bu ñu jugee ci Malick Sy judo club jaar à la gendarmerie ci le Vovinam Viet Vodao tey ñoo ngi fii au centre handicapé de Mbour 2 pour seet si waa Naan Budo bu CNC Al Habib kon gars yi nañ dem seet si maître Al Habib Diallo. nii ci biir centre handicapé bu Mbour 2 fekk waa Naan Budo bu CNC Al Habib nekk ci entraînement yi comme nuñ ko gisee nii gars yi ci koom kon ñu dem rencontre CNC Al Habib rencontre tamit aar bii nii di le Naan Budo. Naan Budo Mishino Shikara. Force. Yukino. Shinanda. Shikarada. Yukino. Shinanda. Shikarada. Yukino. Shinanda. Kozayame. Budo Shu. Shoni. Sokoni. Ouais. Sensei, hey! Ok. Allez, donne-le un timba. Sambo Shuki! Hey! 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 Oh! Ok! Hey! Hey! Oh! Ok! Je donne pareil!
Oui. 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 Montez. Oui. Oui. Avancez, tournez. Oui. 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 Avancez, tournez. Sambon Bouriague choqué. Oui. 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 Avancez, tournez. Allez. Né. Sort. Montez. Né. Oui. Né. Chantier blanc, les à côté, tous les chantiers blancs. Voilà. On recule. Oh, comment était? Engshin Jodanouke. Sans repas, simple. Ok? Engshin 1. Ha! H. Né, gauche, droite. Ha! H. Né, ok? Allez. Reso. Engshin Jodanouke. Atoué. Monte. Aïe go. Aïe go. Aïe go. Avec Ribox. Choki et Chaito. Tué. Aïe go. Hey. Jankoso. Hey. Yoi. Kamaite. Hey. Monte. Hey. Monte. Aïe go. Monte. Kamaite. Shudanoura choqué. Hey. Hey. Oh. Monte. Hey. Hey. Oh. Monte. Kaiten Terry Jedan. Oh. Ok, le seul signal. Hop. Ok. Acho. Kaiten Terry. Hey. Come on. Come on, you know, go. Mawote. Come on. Hey, go. Hey, go. Watch it. Kaiten Jerry Jedan. Ok. Acho. Hey. Sobe. Oh. Hey. Sobe. Levez. Hey. Oh. Hey, go. Oh. Yeah. Yaman. Nambushura. Oh. Kata équipe. Oh. Regarde. Achouman.
C'est ça, sauf les filles. Andorista no kata. Tori, uke. Ajume. Tori devient OK. OK. Nino kata. Tori, uke. Tori. Qualité Nino. Hey. Sa. Come on. Sa. Prépare-toi, on devient OK. Chemin. Yes, man. mbokk yi ñu seetaan ci Thiès TV ak Thiès Info comme ni ñu leen ko waxee tout à l'heure ñoo ngi fii jàkkaarloog Sensei Al-Habib Diallo ñu fas yéene waxtaan ak moom ci aar bi muy def muy Nan bu Dóo Sensei ñoo ngi lay nuyu. waaw ñu ngi lay fay Sensei Mohamed Gueye. mën nañoo xam exactement kan mooy Sensei Al-Habib Diallo. waaw Sensei Habib Diallo de moom benn mbindeef la rek maanaam comme ni nit ñi nekkee daal comme ñu ni Sensei Ahmed Gueye rek noonu la Sensei Habib ñëwee si wàcc si daal. waaw tur bi nag màgg na lool mais ñu ngi sant yàlla daal waaw. Sensei ñu gis ni à Thiès yow yaay précurseur Nan bu Dóo yow yaay ku njëkk ubbi saal fii à Thiès te Thiès benn saal rek la am muy yow nga gérer ko nan nga arrivé fii nii. waaw di sant yàlla bu baax parce que lépp loo gis rek ngërëmu suñu maître la Sensei Youssou Diop parce que le 14 février 2007 à Fayou lañ ubbi woon saal foofu ñoom lañ tuddee génération 2007 ñun ak ñoom ñuy soox di soox ba agsi fii ñu agsi fii di ñaan yàlla mu gën a jëm kanam. waaw dafa yàggoon nekk sama rêve nag jàngal ay nit dafa yàggoon a nekk samay rêve temps may nekk Bambey suñu kër dama faa tabaxoon benn tableau di yor benn karawaas nii sax di woor di dajale booy ay xale dañ ma yàggoon a neex moo tax bi yàlla defee mu xiir ma ci armation bi muy Nan bu Dóo ma commencé ko fin 99 bi ma ñëwee Thiès 2006 ñëw fii définitivement 2007 mu ubbi saal
fas yéene xam ni fas yéene yéene comme yeneen arts yi ñu fi nekkee suñu mbokku taekwondo yi judo Yoshinkan comme ni ñu fi nekkee man ni war naa koo mën a def mais def bi du question que Sensei Habib seul la Sensei ay am na parents yi d'élèves yu nga xam ni bi ñuy commencé ñoo si jàpp ku mel ni Marietou Fall mooy yaayu Sensei Pape Sada Diop yaayu Sensei Mama ak monsieur Ousmane Badiane maire Ndeye Cissé ak Nafi Sané ak parrain monsieur Diop ñoom ñoo si gën a jàpp ak monsieur Ismaïla Diop ñoom ñoo si gën a jàpp gën maa poussé may ma courage ma ñëw ubbi dojo bi metti na nag si benn côté parce que yàlla def na ni dépp biñ ko ubbee fii ñun la ba tey salle boo fi déggaat muy Sainte Bernadette Université pour Diack lépp si benn salle bi la ñun ñooy tas centre supérieur yi ñooy dem di leen fa yor waaw yàlla def nag ma doon directeur technique régional bu Thiès te di ko sante yàlla daal di wax ni liggéey bi daal bëgg nañ mu gën a romb fii parce que bëgg nañ Nambudo Thiès yaatu ba kenn ku si nekk gis si sa bopp aussi loolu laa amoon lu ma doon wax si kii boobu. Sensei suñ bëggoon xam sa jaar-jaar nan nga def ba agsi fii xam neen moom yoon bi métti woon na lool te suñ gisee liggéey bii ni nga accomplir tey xam ni Sensei wax dëgg yàlla xaw ma ku ko jàngal Nambudo bi waaye def na ci moom xam-xam. waaw jaar-jaar Sensei Habib nee nañ saabu du fóot boppam mais comme Sensei Ahmed da ngaa sob da nga may laaj kon dinaa la wax mais man maa ngi commencé Nambudo Bambey ak maître bu ñu naan maître Jibi Sensei Jibi Gabriel Aimé Jibi ak Sensei Youssou après mu bàyyi ñu fa en 2002 mu dem Cameroun ñu des ak Sensei Youssou wax dëgg sa yàlla Sensei Youssou di ñu won lu nga xam ni tey ji ëllëg si biir ñun suñuy njariñ la parce que metti na yow war nga see xam dara jaay naa ñax pour dem stage international raxas naa tapis pour am bànneexu sama maître alhamdulilah nag si benn côté parce que am na jaar-jaar yoo xam ni soo koy wax fii comme Sensei Habib nee nañ dafa gaaw a jooy tam mu kii ko mais dañoo ñëw pour leeral lépp fu mu toll. waaw Nambudo soo koy def soo amul gëm-gëm ak amoo dignité munoo koo def soo amul dignité ak gëm-gëm doo dem parce que jaar-jaar yu nekk dañ la koy def di nga fay sa xaalis ñu jël ko jox ko keneen mu def passage de grade xam nga ku tiim 3 fois maître créé Nambudo nga tiim ko war a def 2 fois passage de grade ñu lay yar si loolu pour war da ngay découragé wala doo découragé fekk bañu la da la doon defar yow nga tiim maître Nambudo 3 fois defoo passage benn yoon si kanamam kon déjà côté boobu noonu rek maanaam du maître bu soxor yar la ak di xool nan la ñuy def kan mooy Al Habib Diallo à la fin bi ñu demaatee ba ci biir xam naa ni Sensei bi man la gën a bëgg que ni ñeneen ñi li muy def yëpp chaque séance d'entraînement li may wax yëpp ak li may woon yëpp ci kaw tapis ma gestu xool sama ginnaaw plus de 200 combattants taxaw ñuy wax Habib seul kon dama ni alhamdulilah parce que bàyyee nañ ma xel aussi Sensei Youssou dañoo defar dama koy faral di wax Sensei Youssou Diop man damaa defar parce que lu bëri nekk ci man tey damaa gaawoon a mer man dama doon xeex soo ma laajee loo leen jote damay mer xam naa am na ku may seetaan kooku suñu xeexee woon ba pare suñu laajee loo leen jote rek damay jooy mu ni yaa dóor naa ko fekk xol bu jeex la bugg mën a mujjee dóor mais ak Nambudo dafay ñëw jouer lu bari sama dund Nambudo dafa am lu bari lu nga xam ne da koo def ci man Nambudo tey suñ demee ba digg ay Sensei Habib Nambudo la tey dëkk boo dem ñu respecté la jël ay xale jox la kooku Nambudo la kon tey Nambudo maanaam ñun amuñu lu dul gën koo def pour tàggat ci ay nit ñoom it ñu jël tàggat ci ay ñeneen ñu nga xam ni dinañ jëriñ ëllëg parce que Nambudo c'est l'école de la vie loolu rek tëj na wax ma Sensei Ahmed
Sensei foofu nga daanelee foofu la ñuy yëkkatiwee ginnaaw bu ñu jugee ci xam kan mooy Sensei Al Habib Diallo ñu bëggoon xam Nan Bu Do art martial bu spécial ba boo xam ni Thiès fenn lañ koy dégg muy centre handicapé ak Sainte Bernadette lan mooy Nan Bu Do maître. waaw Nan Bu Do art martial la comme karaté comme judo comme l'aïkido tey mun ngaa ñëw nga xool ni ñun judo la ñuy def wala aïkido wala karaté parce que soo xoolee amul benn différence ak yeneen arts martiaux yi parce que ki ko créé 10e dan karaté la aussi def na 5e dan judo la aussi def na l'aïkido soo xoolee en Nan Bu Do technique am fi mu commencé comme exemple ceinture blanche de Nan Bu Do technique am fi mu démarré te am na yeneen arts martiaux yooyu dem ñu en tant que takkuñu première dan wala takkuñu ceinture marron du ñu commencé foofu noonu. Nan Bu Do maanaam li tax mu ñëw dëgg parce que ki ko créé dafa njëkkoon a créé arts martiaux bu ñuy tudd Shankokai ba tey mu ngi dox Shankokai dafa violent woon de trop si la maître Nan Bu ñëwaat jël turam santam a créé si yokku si do parce que Nan Bu Do muy la voix Nan Bu Do dafa mélanger ay techniques yu nga xam ne yu bari macha allah. parce qu'on retrouve du karaté des fois du judo ak yeneen art sax ci biir. voilà loolu tey damay faral di wax ma j'aime pas di parler si Nan Bu Do parce que soo koy wax tam ñu fooy da ngay yëkkati sa arts martiaux mais Nan Bu Do comme ni ko Sensei Youssou di waxee warta woon a tudd sax Nan Bu Do tey warta woon a tudd Nan Bu Do Sensei Youssou am na benn mot bu mu koy tuddee dama koy xaw a fàtte dañuy Nan Bu Do dafa waroon a doon seulement l'art du self défense seulement parce que soo xoolee Nan Bu Do base am bépp esquive la te aussi mooy li nga wax Nan Bu Do soo si wax Mohamed. kon du attaquer en premier day esquiver ba pare. non sans dépenser adversaire bi ngay am parce que parfois da ngay gis ñu ni ñi am ñu naan Nan Bu Do attaque am dafa yéex non avant ngay attaquer da ngaa war a def self défense ba pare soog a attaquer parce que mun ngay attaquer Chouki sa adversaire ñëwaale yow fekk sa loxo nekkul en garde boobaa balaa su coup di dem moom da lay blessé maanaam Nan Bu Do chaque déplacement bi muy def dafa war a nekk en garde moo tax ñuy jiital toujours pied gauche devant. Sensei ma bëggoon xam ndax am ngeen fédération instance fédérale boo xam ni yéen a ngi ciy basé wu pour di dem ay compétition di organiser ay manifestation waaw amuñu fédération judo lañ bokkoon. mais ngeen bokkoon nga wax passé nga ko yóbbu. waaw fédération judo lañ bokkoon mais léegi ñun ñu ngi association Nan Bu Do Sénégal aussi ñu ngi tànk di wut fédération. mais pourquoi ngeen génn fédération judo te xam neen fédération judo dafa ëmbaale aar yu bëri bañ nañ ko ba fédération sénégalaise de judo lañ wax et discipline associée aikido si la bokk ak yeneen jiu-jitsu pourquoi Nan Bu Do démarqué wu ci lool. waaw parce que Sensei Ahmed man Sensei Habib dafa direct fi nekk di rafetal ñi gënoon a combat pour ñu génn ci fédération judo je suis le premier parce que xamuma coow mënoo ñoo ëmb di coow li may xam nga ko yaa El Hadj Dia bi fi nekkoon ak aussi Mbay Boy yàlla na ko yàlla jégal xaaree ko àjjana coow loolu moo duggoon ci kër gi ba xaw a yàqu lu bari moo tax soo xoolee même aikido am nañu bokkul ci fédération judo am na ñoo xam dañoo dem seen kii looloo taxoon te kon boot nañu nag depuis 95 xawma 92 ba léegi boot nañu pendant 10 ans ou 15 ans kon jot na Nan Bu Do dem wuti fédération ñun loolu suñu mbëbët aussi dañuy am championnat am na année 2014 dañoo entraîné non safurla 2016 xawma 2014 dañu doon préparer championnat d'Afrique te bokkoon nañ fédération judo aussi nekkoon nañ en règle yaa un Sensei Malick Diouf bi muy dem di inscrire waat sax dañoo rejeté inscription.
bu muy affilié Nambudo. bu muy affilié Nambudo. parce que dañoo waxoon ni Nambudo dafa bokk ci clan wu. ci xeex fédération maanaam. non dafa bokkoon ci clan wu El Hadj Dia. El Hadj Dia moom macha allah. fu ma taxaw président El Hadj. président El Hadj Dia. parce que gis nañ taxawaayam. te aussi waxuma sax Nambudo Sénégal man. mais Nichi Nambudo Thiès du ñu mës a fàtte El Hadj Dia. parce que lépp lu ñuy taxaw da ciy taxaw c'est bien nag defar ñun ñëpp bokk nañ ci defar mais aussi championnat boobu ñu doon waaj a dem ñu ñëw ba dernier moment on est 12 combattants ay jamono jooju Maputo la judo waroon dem ma xool liste bi y a 32 filles combattants judo et 32 garçons combattants yëpp ñu gis ko mais jamono jooju Maputo mooy jamono bi sportif yi demee Maputo daw boobu waa judo ñoom demoon nañ mais 12 combattants même pas 2,5 millions pour ñu dem Cameroun def championnat d'Afrique nga bokk fédération ñoom mënuñu laa taxawal ci loolu kon foofu amul njëriñ man dama koy wax bañu ma leen. mais est-ce que saytu ngeen xool lan moo waral lool est-ce que fédération amoon na fonds tamit bu taxoon mu war leen mu mën a yóbbu combattant yëpp. 14 millions lañ leen joxoon budget xawma 7 millions soo xuusee moo xuus. soo xuusee rek dañuy xuus quoi parce que duñu dugg lu nga xam ni defuñu parce que gars yi néew ma sérieux ñu man du ma wax lool man dama daa am benn parole bi may wax dama naan nit ku nga xam ne dafay jël pour def intérêt personnel ak intérêt général dafa metti tey soo doon wut intérêt général moo dafa metti bu dee personnel la xayrun xëj na hélas c'est vrai yàgg na fi def na fi 20 ans mais mënoon nañ ko fee jëlee bu nga xam ni jëlee bu rafet lay doon parce que ñi fi nekk nii tey jii macha allah ñu ngi liggéey franchement di leen encourager aussi tamit mais xëj na li Nambudo génn aussi tamit parce que dañoo noon tuddee woon pas association yéenay wax kii fédération associée assimilé naam jàngoo mais assimilé mooy waraax kon maanaam waraax la quoi judo Nambudo aikido ak kii ça veut dire waraax man moo boobu bu ma demee ba gis ko parce que dama ni man Nambudo Sénégal dama pare pour yóbbu ko ci kanam man combat boobu laay def génnuñu ci nag ndax mer carrément déedéet dañ cee génn pour am yoon bu nga xam ne parce que judo tamit normalement ñoom loolooy seen ndam ñu boot ñu pendant 10 ans wala 20 ans ñu dem ba génn yor suñu fédération boobu là ñun dañoo war a tiitaroo judo bu dee góor lañ parce que ma nekk naa fi vice président ligue régionale Sensei Samsudine moo nekkoon président bi. ñu koy nuyoo passage. waaw ñu koy nuyoo sama frère la sama grand la sama lépp la daal bañ naa ko xam ne ma naan ko yow laa jox sama bopp waaw Sensei yéen a ngi organiser ay compétition wala ay manifestation yoo xam ne ñoo ngi permettre art bi développé wu. waaw ñu ngi ci en 100% parce que ici à Thiès dañuy def ay manifestation comme gala bi ñuy def chaque année dem na ba dugg national aussi dañuy def ay compétition. depuis bu salle bi sosoo ba léegi mën neen xam seen palmarès ñaata compétition ngeen dem ñaata médaille ngeen am te il paraît que sax am ngeen fi champion d'Afrique. waaw yàlla tudd na ko fi. waaw di ñaan yàlla tuddaat ko fi. amiin amiin. dëgg la Nichi Nambudo mu ngi ñu ngi koy créer le 14 février 2007 boobu en mois d'août dem nañ ci championnat Sénégal ceinture blanche kese fi nekkoon man rek a fi nekkoon ceinture marron ñu gagné 12 médailles. ñu gagné boobu Adja Suncu Diété moo njëkk a gagné médaille d'or fii Nichi waaw 12 médailles en 2007 2008 2009 2010 compétition amul woon parce que soo xooloon Thiès Dakar Bambey Ziguinchor ñoo fi nekkoon moo taxoon en 2011 nag si la Bambey ubbi Lambaye université Lambaye ak ki ñu organisé waat championnat mini fii ñu gagné 15 médailles boobu tamit ñu jiituwaat en 2012 ñu indiwaat ñu gagné waat 16 médailles en 2017 ñu dem en 2013 ñu dem Bambey championnat régional aussi
ñun ak waa Bambey ñu tolloo médaille ñu séddoo ko championnat Sénégal ñëw aussi ñu gañewaat 20 médailles en 2017 ñu gagné aussi ñu gañewaat 25 médailles en 2017 ñu ngi gagné 45 médailles la woon ñu gagné 35 médailles ñu maanaam Niche jël na lépp foofu. waaw Niche moom mun nañu année bi année Niche la Miss Sénégal sax Niche la juddoo waaw pour kii yàlla si Yacine Dieng Thiam pour nuyuwaale ko waaw xam nga ko sax yi ñoo àndoon Louga waaw maanaam palmarès boobu la yàlla def na depuis 2007 ñun ñoo nekk ci kanam waaw di ñaan yàlla aussi du suñu mën-mën nag du suñu mën-mën du question seen si Habib dafa aay wala élève Habib bi dafa aay yàlla moo ni ku def benn ma fay la fukk man foofu laa kal samay mbir ci dëggu rek lañ nekk. Sensei est-ce que seen association bi yéen a ngi liggéey di développer art bi ci yeneen régions yi. bu baax sax association bi li muy liggéey gëm naa ne am na fédération yi fi nekk liggéeyuñu ko. instant mën neen xam yan dëkk ñoo am Nambudo. Nambudo am na région de Dakar région de Thiès région de Diourbel région de Fatick région de Kaolack région de Ziguinchor ak Saint-Louis aussi Nambudo am na fi ñuy bëkkee or bi nu mu tuddati sax Kédougou waaw ak Sensei Salvador ak Sensei Amedy mu ngi koy ubbi daaw ak Passy aussi. am ngeen fédération internationale bu leen di appuyer. waaw am nañ ko moo tudd Woodwide Nambudo boobu da ngay affilier chaque année 10 000 francs. 10 000 francs mooy passeport Woodwide bi. par personne. Sensei ñu gis yéen a ngi entraîné fii ci centre handicapé. gis conditions yi parce que arts martiaux def ko sans tatami jafe na lool ñu bëggoon xam yéen yan jafe-jafe ngeen di jànkoonteel. waaw dëgg la aussi moo tax parfois bëgguma di ko wax sax seen kanam soo ñëwee xool booy ñiy entraîné rek yow da nga leen di ruusoo sax yuuxu yow da ngay obligé tarbiwul leen jox leen cër bu nga xam ni ëllëg mu nooyee jàpp ne dañ laa ragal parce que ñu xool la rek xamante ko nga doy leen ñu ñëw di la entraîner foo xam ne am na dojo yu gën a léeg sa fii sa nepp sa ngi fii mais xoolal suuf si lañ nekk nii xale yi dañuy faqasalu fii di dagg. te malgré ça vous arrivez à avoir de grands champions. waaw. macha allah wax dëgg sa yàlla parce que Sensei Daba moom dem na 2 fois Côte d'Ivoire indi nañu 4 médailles jël na 2 fois champion meilleur élève Nambudo Sénégal. te fii lañ ko entraîné préparation yëpp fii lañ ko defee moo tax parfois soo xoolee booy di nga leen yuuxu nag mënta ñàkk mais après da ngay wëlbatiku nga tarbiwu leen parce que nga yëg leen xam nga jàngale neex na lool mais ki nangu dara dàq ko loolu moo am kii ñun nag li may wax toujours dama siy sawar a tontu avant tout dama lay ñaanal sax yow yàlla nga gudd fan parce que li nga laaj ni dafa am solo gis nga tey xoolal fii xoolal ni men tey soo bindoon benn lettre yóbbu ko si autorité yi fi nekk sama baat sa kaw ñi si Nambudo Thiès amul mairie bu nawee fëgg ni mus nañoo may saaku ciment ñun waa mairie dañ ñoo xàmmee soo bëggee ma dugg suñu bureau ma génnee la kees yu nga xam ni ay demande yu ñu def la parfois aussi tamit man j'aime pas que ngay def dara ci politique danga koy def nga xam ni lii sa doomu kii la xam nga ñun maire dañ ñoo waroon a fay mais fayuñu du ñoo jël jeunes yi jàngaluñ leen saay-saay jàngaluñ leen woyu jàngaluñ leen sàcc dañ leen di jàngal éduquer leen fii pour ñu tàggat seen yaram ëllëg ñu doon keneen soo xoolee ñoom ñooy ëpp ay résultats ci école yi te pourtant duñ leen sax jox gëdd même comme li nga wax nii rek gis nga parfois da ngay tase sax guddi jot nga taseeg ramasse policier nga taxaw yow nga présenté wu sax dañ lay jéem a ñàkkal fayda te da ngay wóor nit ñi mënuñu la te pourtant ñun ñiy def arts martiaux am na fu nga xam dañ ñoo waroon a gëstu teg ñu fu nga xam ni keneen duñ fa teg damay rappeler bi ma toogee ak maire Aliou Sow man nag xam nga nii laa mel mu wax ju am solo mu ni soo demee Allemagne école yi sax dañoo am arts martiaux dañoo am affaire kii di sport yëpp sport de combat foot
mais xoolal pays yooyu ni ñu développé moo tax fii da ngay bind te pas sonn nawet bi su ñëwee su tawee ñii dañuy làqatu si mbaar mi ñii daw dugg si duus yi ñii daw dugg sa bureau ba ñun ñëpp xëj ñu fa ba mu siwet nga gis supérieur yi fi nekk mag ñi dañuy jël xale yi ñii ñu ànd ak ñoom jëla leen jakarta ñii ñu jëla leen taxi ñii ñu gunge leen te pourtant su weer dee da ngay gis ñuy fay seeni mensualité yooyu ñuy fay dañ koy jéem a def fii mais du question pour lekk déedéet ñu ngi sama ginnaaw bu doonul xaalis moo ñu fi bàyyi tey su am na foo xam suñ ci dëggaloon suñu bopp kenn duñ ëpp xaalis mais am na loo xam dañ koo teg fële def amour bi sport Sénégal amour la ak gëm-gëm comme li ma wax sànq si Nambudo kon foofu damay profité autorité yi ñu ñëw waxuma ñu jàppale ma de waxuma ñu jàppale judo de nañ jàppale arts martiaux wu Thiès parce que sport de combat wax naa ko Sensei Yatma Lo ci championnat du monde bi Sensei Daba demee ma ne ko équipe nationale dañ leen ñaanañ jël coupe du monde mais am na lépp mi tànk boole ñu sport yëpp jox leen seen gëdd duñ gagné dara wallahi alazim maa ko waxoon te bi ñuy fubal damaa dem jëndi mayo jëndi drapeau supporter leen xam ni sénégalais la di génn di yuuxu ñuy dugal mais ñun Sensei Daba bi mu jugee Côte d'Ivoire amul ministre bu fa taxaw bi ñëwee Thiès à part inspecteur Mamoussa ak Marie Pierre inspectrice jeex na ñoo ñuy jël du gouverneur du préfet du maire. man gouverneur Thiès xaw ma ko billaahi du ma ko gis barki yàlla suñ tase woon ni xaw ma ko billaahi champion d'Afrique Sensei Daba 4 médailles benn nit nga dem fekke fa 5 pays xawma 6 sans coach nga dem indil Sénégal 3e position benn nit te nag Sensei Daba amul woon entraînement billaahi amu ko woon fii lañ ko préparé maa ko gunge ba aéroport premier billet biñ ko jox sama tour lañ ci defoon ma leen delloo leen parce que ñoo doon ànd regroupement équipe nationale bi mu gañee ñëw waxuñu ko pour gis leen ma mais c'est juste que ni dañoo bëgg que ni ñuy jàppale jeunesse yi xoolal kii nekk sama kanam tey su yàlla wàccoon sax ma ne ko kaay si man lay ñëw parce que man la xam waxuma ko pour garaawal mais Ahmed daa Sensei Ahmed yow miy dund arts yow ci xoolal li ngay def geste bi sama baat sa kanam kenn joxu la fi dara mais amour ngay ñëwee nga pare war koo dem teg dañ laa fay xoolal li nga baat ñaata yoon nga jël championnat Sénégal fii Thiès ñaata médaille nga gagné waxuma man de yow laa wax ñaata est-ce que mus nañ laa recevoir amagul xoolal Soumaré taekwondo bi man su may wax waxuma pour Nambudo Sène bi mu jógee champion d'Afrique mu jël champion d'Afrique xam nga ko mu gagné te bi may nettaleel ni mu xam naa di ngi ne Sensei bi génn cadre Nambudo génn ma si de mais damaa kontaan xam na laa gis doomu Thiès waa Sénégalais pourtant dafa blessé woon te ki jël médaille d'or olympique la taseel ivoirien bi la taseel mais ba ki démb rek même samedi bi passé la may expliquer jaakiyam nga xam ni kii jom lay demee mais pourquoi mënuñu koo jël am nañ ko am nañ fi Daba am nañ fi ñeneen ak ñeneen Sensei Pape mii nekk sama ginnaaw génération ba léegi nii moo koy gagné rakkam Sensei Mama ñaata yoon la fi doon champion Sénégal bii passé 3 médailles d'or xoolal ñii nekk seen ginnaaw ñii ñëpp benn ku si nekk soo demee seen kër di nga fa fekk médaille te pourtant dañuy liggéey wàcc ñëw ñiy jàngi ñëw mais kon amour moo ñu fi bàyyi autorité yi dañ ñoo war a jàppale gouverneur man damay bind wax dëgg sa yàlla inspectrice dina ne ma gouverneur recevoir la gis naa ci préfet ak sous préfet bi dama koy gis saar xawma franchement bi mu la accueillir naam joxuñu la dara dem nañ ba gis inspecteur yóbbu nañu ba si taala si la joxuñu ñu dara recevoir nañu waxtaan nañ nice jox na wax nañ Daba félicitation mais nice bi ñu paree ay t-shirt lañ ñu may 4G yi ñu taxaw cocktail ba sax bi ñuy dugg dañ ñëw téye mais c'est juste que ni mais taxul ñu ngi continuer
kon foofu dañuy lancer message gis nga yàlla dafa def nag saal bi Nishi Nambudo suñ ku fi jàppale ku leen jàppale fii booy seen parents yi yàlla dafa def fii lañ am dama koy wax mu leer parti bu ñu mën a bokk sax tey jii wallahi azim suñ déggoon ñu ni jàppale nañ waa Thiès dañ leen di ànd ñu waa Nishi Nambudo bu Thiès dañ ci ànd ñun li ñu am ak li ñuy gañe parents d'élèves yi ñooñu koy jox parents d'élèves yi ñooñu koy jox mu neex ak mu naqari leen suñuy dem Dakar parents d'élèves yi ñoo si ñoom la ñuy dem élèves yi ñooy fay xam nga dafa metti quoi dañuy ñaan yàlla nag waa du lépp lañ mën a wax quoi parce que amet armatio Sénégal dañ leen a war a jox seen gëdd. Sensei amaat beneen question bu ñuy laajte parce que gis neen fii nii discipline bi macha allah te discipline ku ko wax fekk ko ci aar xam ne aar ak discipline ñoo ànd ñu gis seen jigéen ñi fii nii ñoom ñëpp dañoo muuraay boobu lan moo ko waral religion bi la ngeen di imposer wala aar bi moo ko laaj. waaw loolu dama siy sawar a tontu parce que maanaam bañ ko doon def sax xëy na dañ ko doon def pour aar jigéen ñi parce que ay jeunes lañ te saytaane suy dugg si kii su xoolee si karawu jigéen lay jaar man damaa yàgg a ragal karawu jigéen bi ñëwee am nay chrétiens yu fi nekk mais doo ñëw ngeen leen c'est obligatoire ñu muuru mais suuf si aussi su kiyee même góor ñi sax da ngay gis suñu woto dañuy crasse suuf si te jigéen ñi foo leen fekk ñu ngi diw seen karaw yi baa ñu léttu ay mees dem nañ ba à la fin sax bi ñu defee gis ñii dañuy muur ñii di ñu muur dañ leen a woo ni la c'est ni leen règlement wu Nishi Nambudo Thiès la laajuma si kenn avem je suis un musulman tey soo demoon si yeneen écoles yi li ñuy imposer te suñuy imposer ni xale du fi muuru suñuy dugg seen école du fi muuru defuma ko ngir xeex keneen wala déet dama koo def parce que tey muuraay bi am na ñu fi jaar dem ba doon ibaadu parce que muuraay bi ñuy muuru xëj na dem na ba yàlla xeetali leen mais sœurs yi dañuy muuru ibaadu kese avant jullit di am sœurs yi dañ doon muuru mais soxna Mariama nu mu doon def loolu kooku royukaay la te pourtant nekk woon musulman daaw ñu woon gis karawam da doon mël foofu sax maanaam nuñ ko mën a tuddee kon da ngay dégg sax ñu naan seen si Habib ibaadu la ibaadu mooy jullit man li ma doon man jullit laa taalibe cheikh laa da gëm naa lépp fu màggal jotee damay dem ku fi ñëw nga doon jigéen di nga muuru su waxtu jotee di nga julli jigéen nag doo ko forcer julli parce que parfois day am ngànt ku si tegul si yoon nañ naa la nii man su ma faatee waxtu sax du ma taxaw ni leen xaar leen ma déedéet du ma taxaw ni xaar leen ma damay dem si bureau ba julli foofu fay samay bor comme tey bi ñuy julleeguma 2 heures yàlla na ma ko yàlla jégal mais damay pare fay ko parce que bugguma su ma waxoon xaar leen wañ pare dañ may xaar te xam naa ne dañ may xaar mais jaamu yàlla amul sense amul keneen yar bi nag dañuy ñaan yàlla lépp du sense Habib day leer gis nga yar bi pratiquant yi man la njëkk a yar ñoo tax du ma dabalaa ñoo tax du ma kiris ñoo tax du ma dem soirée dañ maa defar maanaam ñoom duñ maa gën a doon defar jullit ñoom dañ maa gën a defar kon ñoom suñu nangoo rek xam nga nit ki tamit kaay baax dafa yomb na te jafe def mais kaay bon ak a jafe te yomba def mais kon côté boobu dañ siy profité waale di wax ni jigéenu saal bi fii macha allah di si jiital seen présidente Fatou Diop Pouy macha allah ak seen secrétaire général Maguette Sarr ak seen adjoint Mariam ak tous les filles yu fi nekk su ma limee damay juum waaw muuraay bi nag loolu la te règlement Nishi la même commencement sax dañ ko doon jéem a bañ mais nit ki looy nekk lu nekk da nga siy dëggu parce que premier stage bi ñu demee ñu ni nu fulaar yi di wadd ñu ni dañ koy éliminer dama taxaw su ma nee waaw ñëw fii def ko boobaa damay doon naa fekk kon moo tax ma imposer ko dem nañ ba tey ji yeneen dojo yaa ngi muuru
te su ma doon digale dama naan toutes les arts martiaux ñi nga xam ne dañuy def arts martiaux jigéen ñi nañ muuru parce que seen mees yi da leen di gaañ. Fanta Keita lu ko rey sama idole la maa ngi ak ay photos soo xoolee samay kii lan la parce que parfois jigéen ñi dañuy meesu lëmas ko nii pourtant mun ngaa siit sa ndong dal si mun nga takk jaaro yoo xam ne du génn mais muur ko au moins mu protéger ko loolu da see baax man personnel Sensei Al Habib Diallo dafa ragal karawu jigéen moo tax muy muur samay élèves muy chrétien bi muy musulman bi muy ñëpp te alhamdulilah nag chrétien yi fi nekk comme ñoom Anna Kay Jaay ñoom Sylvie ñoom ñoo njëkk a commandé ay fulaar parce que daa am loo leen di wax doo ñëw rek ni leen jullit laa dañuy di muuru déedéet wax leen règlement bi lii ak lii ak lii dañ koy nangu. waaw Sensei suñ jógee ci foofu ñu gis ni bokk nga ci ñuy gën a développé arts martiaux yi fii au niveau de Thiès par le biais ci gala bi ngay organisé muy gala Nishinan Budo daaw mu nekkoon sa 10e édition ren nga war a préparer sa 11e édition nan ngay waajalee gala bi. waaw ñu ngi koy waajal comme niñ koy waajalee chaque année mais ren bii nag dañoo teel a jël date bi parce que bi ñuy def lettre remerciement yi lañ ciy def le 29 décembre incha allah rabbi boobu dama naan sax arts martiaux bu ko jël Thiès damay dem xeex ak yow damay tooñ xam naa ni côté boobu dama siy remercier waat aussi arts martiaux yi nekk Thiès yëpp parce que loo mën a xewle loo mën a def même Viet suñuy def seen événement Mertignan dina woo laajte lan moo xew wala Sams ba si taekwondo yi ñoom dañuy laajte aussi tamit nga woo leen ñu déplacer ñëw def démonstration mu doon feetu arts martiaux yëpp dem na ba man dama naan sax nekkatul feetu Nambudo te xale yi loolu lañ am xale yi préparation bi amet ñu ngi ci comme li ma la wax du autorité yi ñoo ñu may xaalis pratiquants yi ñoo joxe seeni cotisation ku nekk 3000 ñii junni ñii 10 000 parents d'élèves yi di la indil di la may macha allah xam nga tey doo lim ay parents d'élèves ni diw ak diw ak diw mais soo limee kenn rek jàppal ni lim nga ñëpp damay profité occasion boobu parce que ki la nangul ki la yëg moo la sonal tey dafa am benn parent d'élève bu nga xam ni day bañ ñu koy gërëm sax man waxuma parrain ak yaayus ñoom Pape Sada de ñooñ dama leen a jéllale parce que du ma jiital keneen ku dul ñoom sooy dem Dakar stage lépp loo xalaat ci matériel togg dañ la koy aal palaat bu manqué duñ la fayeeku muy sama yaay ji mère Ayta Faye xoolal affaire boobu noonu geste boobu muy def du question te da koy def naan déedéet parents yëpp la palaat su réeree danaan leen bu ñu fay ngay dem Dakar ñu jox la lépp ba pare day fayal ay doomam du la luye gala palaat yi ngay gis yëpp moo ñu koy aal wallahi azim mooy indi lépp ñi dëkk ci koñ bi nii waa Mbour 2 aussi ñoom ñëpp seeni ndab dañuy ñëw ba ci suñu ndogu lii paase kër ñoom Sensei Daba fu nekk la jóge di profité aussi di wax ni daal Ameth gala bi ñu ngi koy waajal di ñaan yàlla jàppale ñu am ci lu ñu bëgg waaw parce que moom mooy feetu Niche mooy tiitaru Niche te bii di ñëw du ñëw bëgg lu rafet comme bi ngay dóor rek yow waaw macha allah. waaw Sensei kàddu gu mujj gi. waaw kàddu gu mujj gi kàddu gërëm la avant tout maa ngi gërëm samay élèves ñoom laay njëkk a gërëm parce que lépp ñoom la mu neex ñu mu naqari ñu gis nga su la neexoon dañuy ñëw ba compétition wala stage wala démonstration nga ne yooyu ñu ni wàcc ni la defuma loo si man soo nekkoon 10e dan sax mënoo leen ay wàcc defuñu mais ñu nangul la xar sax soo koy jiital parfois danga koy dàq mu lay muy aw ne mais ay nit njaay ëppoo leen xam-xam gënoo leen a jàng gënoo leen ëppoo leen ay ma lépp ñu jël ko wàcce seen bopp nangul la kon ñooñu ngay njëkk a gërëm ñooñ di gërëm parents d'élèves yi di gërëm ñëpp macha allah di wax ni
di nuyuwaale sama yaay moom du ma koy nuyu nag kooku mooy sama lépp mooy sama sëriñ mooy sama yàlla man daal mooy sama lépp mook sama papa macha allah sama papa moom damaa rus moom ndeysaan damaa rus di wax ñuy gërëm ñëpp di ñaan yàlla yaakaar gi parents d'élèves yi am fii si ñun waxuma si Habib di si ñun lañu wax yàlla bu mu tas élèves yi tamit yaakaar bi ñu am ak gis-gis bi ñu am si man ba jàpp ma yàlla bu yàlla tas seen yaakaar parce que sama dernier kàddu di gërëm waa centre handicapé aussi waa centre handicapé ñoom ñëpp ñu ngi leen di gërëm ak aussi daara ji nga xam ne ñu ngi leen di sonal tamit ñu ngi leen di gërëm bu baax di gërëm imaam yi imaam Medoune Niang ak imaam Mbaye Grand Sandi di gërëm aussi parents d'élèves yi xam ne chaque lu ñu xewle di ñuy ñëw fii ay ñoom Père Diop ñoom ñëpp macha allah ñuy gërëm ñëpp daal c'est que soo limee da ngay juum te wóorul di nuyuwaale nag sama maître yi parce que ñoom uuf nañ ma maître Cheikh Sarr Ibrahima moom sama gaañ na fu ma toog dama koy wax man dama koy wax devant tout le monde maître Ibrahima Sarr taekwondo man moo ma gën man fu ma toog dama koy wax tey lu bari am na lu nekk si booy deful kii mais moom si ñoom moom moo leen ko def waaw di gërëm ñëpp ñoom maître Sams sama Sams quoi sama Sams ñaa tout le monde di gërëm maître armation yëpp Thiès di leen ñaanal ni ñun dañoo jug uniquement rek pour na armation Thiès jug salaamaaleykum wa rahmatullah. jërëjëf maître. jërëjëf sensei Ahmed. kon ñoo ngi nii jàkkaarloo kenn ci sensei yi nekk ci Nane Buddo soxna si sensei ñoo ngi lay nuyu. ça va maa leen di fay alhamdulilah. tur bi naka la. man maman Khoudia Diop laa tudd. maman gis neen ni maître Habib su fi nekkul neneen yow yaa fi nekk naka ngay dundee lool vu sa âge te gis neen fi ñoo xam ni yaa leen mag nan ngay gérer loolu yëpp. bon comme nit ñu ko yaree rek comme nit ñu yaree lañu demee te ensuite ñoom aussi yombalal nañu affaire bi parce que yombul tamit ngay diriger ay mag ñu respecté la di la topp si comme ni ngay demee si ñoom la rek mën naa wax ak si dirigeant bi aussi. kon daal respect bi loo xam ni maître Habib moo ko imposé la depuis longtemps. voilà ak ñoom nga respect nit ki da la koy jox nga delloo ko te tamit mën naa ni si lañ ñu yaree. sensei depuis kañ nga commencé Nane Buddo. man commencé naa depuis 2007. ban ceinture nga. instant bi maa ngi noir. yaa ngi noir gis neen ni kon 2007 ba 2018 yàgg na kon mën nañ jàpp ni am nga ci ay trophée yu bëri wala ay médailles yu bëri. waaw naa si def nañ ay compétition sama première compétition bon 2007 je pense kii la woon médaille bronze laa amoon depuis lors yàlla def na ñuy gagné ay médailles comme médaille d'or am naa ay médaille d'or ak argent ak benn bronze. tu as été championne du Sénégal. oui. ban année. année passée 2017. 2017 loolu c'est une consécration boo xam ni ndam la ci Thiès ñëpp ko war a féete nan ngeen dundee lool ci biir salle bi. dund nañ ko ak ñun ñëpp victoire suñu victoire bi la woon parce que nii la ñuy débuté te nii la ñuy incha allah noonu la ñuy demee. champion du Sénégal dafa neex de titre boobu. neex na. nan nga ko dundee woon. contentement la ak wane ni comme lu ñu jàngal ñu ngi siy avancé ñu ngi augmenter de niveau genre voilà. ok merci sensei. man maa ngi tudd Pape Sada Diop. sensei ñu gis ni ceinture noire nga. depuis kañ nga dugg ci art bi. bon depuis 2007. waaw bokk naa ci premier élève bu sensei Al Habib Diallo waaw. noo gisee art bi. waaw nice art bi moom macha allah waaw art bu baax la day defar yaram. day defar esprit ba pare day defar sa comportement ci mbedd mi fépp foo mënti dem jàppale na ma bu bëri moom waaw sensei lu ñuy wax chaque jour rek kenn du wax sama aara mën mais man xam naa li may xam. macha allah waaw macha allah. sensei yaa ngi dem ay compétition. waaw pas mal ñu ngi dem ay compétition ñu ngi participer. waaw ñu ngi dem ay compétition. yow yaa ngi participer personnellement. waaw maa ngi participer ak club bi yëpp. bon ñun ñoo ñuy gunge ak dirigeant yeeg yëpp waaw. palmarès ñaata médaille nga am at yan championnat nga participé. waaw sama palmarès moom bon première compétition bi ma participé 2007 la woon. waaw mooy suñu première compétition boobu moom gars yi dañ maa defal bagage quoi. waaw mujj ma am médaille deuxième bi c'était à 2011. waaw boobu ma am médaille d'or waaw sama catégorie. 2012 ma am médaille d'or encore. muy 2 médailles 2018
ñu am argent. waaw 2013 moom participé ma woon. parce que boobu jàng bi la woon affaire yooyu noonu. léegi 2017 ma am argent. UGB. bi may waaw Saint-Louis bi ñu mujjee def 2017 bi. boobu ma am 2 or ak benn argent. macha allah waaw. sant naa quoi di gërëm tamit sama sensei parce que lépp moom la quoi ñun duñ ci dara. ay élèves lañ rek dañuy jàng te waaw ñu ngi xool leneen quoi. nan ngeen nekkee ak sensei Alabi ci salle bi. bon nekkin bi mooy comme lim ñu jàngaloon rek démb mooy tey. waaw au début daf ñu doon wax élève ak maître ni ngay comporté woo soo ñëwee respect moo fi am. même indi woon nañ suñu yeneen jikko bon moom moo dindi jikko yooyu yëpp ba mu effacé wu ba suñuy dem feneen ak feneen daf ñuy dimbale ci loolu di ko remercier ba pare di wax ne alhamdulilah daal amuñu lu ñuy ragal moom danaan yaay mooy sëriñam wala affaire yooyu mais moom mooy suñu sëriñ parce que ngemb nañu te fu ñu dem ay gaynde la ñuy doon. tur bi naka la. Marème Ndiaye. Marème depuis kañ nga commencé naan buddo. man depuis juillet 2014. noo gisee aar bi. nan buddo art bu neex la macha allah c'est l'art de l'harmonie. Aussi ça nous permet de bien s'ouvrir aux autres. Marème yaa ngi participé ay compétition. waaw participé naa 2 compétitions. 2016 et 2017. am nga ay médailles. oui am naa médaille. macha allah mën nañu wax kon daal naan buddo képp ku participer compétition rek am na médaille. waaw mën nañ ko wax de surtout pour côté Thiès bi ndax ñun moom amuñu problème pour def loolu puisque à l'avance dañuy préparer wu ba bu ñu demee lu ñu fay fekk dinañ ko mën a maintenir macha allah. mais nan ngeen def bay arrivé di am médaille yi vu que conditions yi ngeen liggéeyee manque tatami conditions yi métti na at lu sensei wax lépp nan ngeen di def ba heure boo leen demee rek lan mooy seen secret. affaire bi gëm-gëm la rek je pense nit lu mu gëm da ciy dem à fond aussi ni si nan bu dool loolu la et on est en famille aussi loolu la rek. mais sensei daf mel moo ngi ciy def liggéey bu mag. waaw sensei moom macha allah mention spéciale à lui ndax gëm-gëm boobu may wax moom moo ko def si ñun ba tey fu ñu mën a taxaw élément niche yi dañuy fees di reconnaître grâce à sensei Habib Diallo. ban kàddu ngeen di wax sensei. sensei di ko ñaanal rek yàlla bàyyi ko suñu kanam ba mbébét bi nu am ci moom ak saal bi yàlla may na ñuy àggale ko incha allah. tur bi naka la. El Hadj Malick Dieye la. El Hadj Malick gis neen sànq yaa ngi def ay coup de pied graaw affaire bi fu mu jógee loolu. ah coup de pied lépp fu mu jógee ci sensei mi taxaw rek lépp lu ñu fi def rek ci moom la waaw moo ñu lépp lu ñu def rek ci moom la jógee ñëw ci ñun incha allah moo ñu ko wax kii ci jox. El Hadj Malick depuis kañ nga dugg ci Nishinan Budo. Nishinan Budo maa fi dugg depuis 2012. 2012. nan nga gisee club bi. ah macha allah ma fi duggee ba léegi moom rëccu ma ko macha allah waaw li gars yi wax rek lépp lu baax da koy def ci man ba su ma gisee sax keneen damay bëgg mu ñëw fi ndax dama xam li newoon ci man ak li mu def ci man moo tax damay bëgg nga ñëw ba mu am lu mu def ci yow daal macha allah. yaa ngi participé ay compétition. waaw maa ngi participé ay compétition participé naa ko 2 compétitions maa ngi incha allah. am nga ay médailles. waaw am na ay médailles waaw yu ma dem incha allah am na médaille. yan médailles. ma xool première compétition bi ma dem dañ maa gagné final ma am médaille argent deuxième compétition bi ma am tamit kata médaille argent kata équipe. nan ngeen gisee sensei Habib. ah sensei macha allah sensei moom amuñu leen li ñoo xam nga wax sa waay daa yombul ndax loo wax rek dañuy jàpp ni xam nga mooy loolu daal waaye wax dëgg yàlla li ñu bëgg ci moom li ñu ci xool daal moo ëpp yàlla na ko xam naa ni moom yàlla da koy jàppale incha allah li mu bëgg lépp yàlla da koy defal incha allah li ñu mébét ci moom li yaa ma wax rek yàlla nañu ko yàlla dimbali gudd fan rek moo mat a ñaan bu gudd fan amee lépp na leer incha allah. Alaaji ñu gis ni sensei su fi nekkul pratiquement ay ndaw rek a fi nekk nan ngeen di def bay gérer entraînement bi normal te du am coow du am benn bruit. waaw bu fi nekkul tamit waaw entraînement yi comme d'après parce que li mu def ci ñun daa fexe am lu mu def ci ñun ñu tamit dañuy fexe ba li mu def ci ñun bu fi nekkul ñu def ko ci ñi fi nekk loolu moo woo taxaw mu ñuy defar comprendre moo taxaw mu ñuy defar pour bu fi nekkul li mu def ñu def ko ci ñi ci nekk moo tax ñun tamit ñoo war a defar ñeneen ñoo xam bis bu ñu demee ba néewuñu fi ñoom dañuy def ci ñeneen loolu àdduna noonu lay doxee ku nekk dool kenn xamul daal moo tax boo nekkee rek profitool defar ñoo xam bis boo dëddoo boo xoolee fépp la am même kilifa diine lépp dañuy defar ñoo xam bis bu ñu dëddoo ñoom ñoo fi toog former ñeneen loolu la ñuy ñaan incha allah. mbokk yi ñu seetaan ci Thiès TV Thiès Info nous arrivons au terme de cette émission tey gis neen luy Nishinan Budo gis neen sensei Habib Diallo gis neen liggéey bu rafet bu muy def ci Thiès kon ñoo ngi leen di jox rendez-vous pour une prochaine émission et à très bientôt je vous remercie.